bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum mbokku téléspectateurs yi salaamaaleykum soppe yeeg xarit yi salaamaaleykum fu waay mën a féete ci àdduna bi tey doomi Sénégal ñu ngi lay dalal ak jàmm ci sa kanamu télévision Futur Média di ci am bànneex ak mbégte di ñaan yàlla mu may ñu kendal ak jàmm noonu tam la ñu koy ñaanalee ki nga xam ne mooy suñu PCA ak mboolem directeur ci biir kër gi macha allah ak itam tout le personnel yal na nu yàlla dolli jàmm dolli ñu lépp loo xam ne rek dafay baaxal nekkinu doomu aadama bi bu ko defee itam xam ngeen ne Sénégal ñun sunu ay kilifa rek moo nu soxal moo tax dinañu sukk nànk seen wet ñi nga xam ne mooy kilifa diine yi ak kilifa aada yi di leen ziyaara di leen balu àq bu baax a baax di leen ñaanal itam yàlla waaye itam ba tey di sàkku ci ñoom ñaanal leen yal na leen yàlla defal jàmm yal na yàlla dolli leen sutura yàlla yàggal leen fi lool te mu ànd ak wér ñu daal di wax nag bismillahi rahmaani rahim duggaat itam ci fi nga xam ne fa la sunu ay xalifa généraux nekk di leen wax salaamaaleykum boole ci cofeel gu dul jeex noo ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen nemmeeku tatagal leen ñaanal leen ngeen yàgg fi lool mu ànd ak wér ak barke macha allah fépp foo xam ne rek doomu Sénégal la ngi fa itam doomu aadama sax la ñuy wax maanaam clinique yi hôpitaux yi ak dispensaires yi ñoo ngi leen di nuyu di leen ñaanal ngeen wér te yàlla bañ a tëral kenn beral nuyoo itam ñi nga xam ni ñooy acteurs de la santé yi yàlla taxawal leen souvent c'est des incompris waaye moo ne ndeysaan saa bu du xëyee bëgg nañu nit wér kon mbokk yéen itam yàlla wéral leen ñu daal di dugg nag ci bërëb yi nga xam ne xat-xati àdduna la mën nañ ko waxee noonu ci zaayit ne yàlla lu mu namm war na lu mu àggale daa jot ñi nga xam ne ñu ngi nekk ci biir prison yi macha allah caabi féete leen gannaaw yal na yàlla féexal leen donte nag nee naa dinañ la dugal prison te sa conscience sax mooy sa prison am na ñu fa duggul te tey newuñu ci jàmm yéen ñi nga xam ne natt bu ñu teg bët moo dal ci seen kaw yal na yàlla gaaw féexal leen ba ngeen dellu seen ay activité ñu baaxoo woon di ànd ak ñoom te tey ñu nekk ci njéggalu sunu borom njéggal googu yal na ko yàlla yokk ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci kaw loolu la ñuy fàttalikoo sunu ay wayjur bopp fàttaliku sunu ay wasila fàttaliku sunu ay soppe yal na yàlla yóbbu leen ci aljana yi gën a kawe sunu maam Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum ak ay soppeem noonu laa koy waxee saa su ne yal na yàlla taas ñu ci seen barke yóbbu leen aljana ñoom itam ñu leen di wax bismillah avec tout le cœur ne ñun xam ngeen ne lu xol bokkul ñun bokkuñu ca wareef nag continuer di topp yoonam continuer di def wareefam moo tax tey ñu am gan yoo xam ne daal danoo nun kontaan lool ci ñoom te yéen itam bu ngeen leen séenee da ngeen wax axankay war naa mën a nekk laataay kenn bu may nuyoo damay ne ñaari mbay yi maa ngi leen di ziyaara di leen nuyu danaa dikk ci ñoom waaye ma dalal ki nga xam ne sama naataangoo la te saa su ne may feggoog moom avec beaucoup de plaisir Ndoye Bane bismillah. jaajëf ma ñu ngi lay di ziar kilifa diine kilifa aada yi ci réew mi yëpp. di si jiital sunu sëriñ ba Cheikh Bassirou Abdoul Khadr di ko ñaanal mu yàgg fi lool te wér moo ko jullit yëpp ak li ñu dëgmal suba xaw ma ginnaaw suba ci sunu jumaa jooju kërug jullit yooyu yàlla nañ ci am ndam amiin yaa rabbal aalamiin luñ ci bëgg rek yàlla na ko sunu borom yombal lépp di jaar waa Pire Sañu Xoor sunu xalifa ba Serigne Mansour Cissé ak Serigne Maodo Cissé moom parent Jibi Diagne mu baax mi ak monsieur le maire Serigne Mboup ak tous les notables depuis rek ñu ngi leen di jaar di dalal ñaari mbayeen yi comme ni nga ko waxee rek xam naa ni tey jii incha allah ñi nga xam ñooy seetaan dinañ jariñu ci émission yi bu baax a baax waaw di ñaanal ñëpp jàmm dëgg amiin yàlla na ñëpp am jàmm amiin waaw nee nga ku bëggul jàmm sax waaw ki bëggul jàmm sax yàlla na nga am jàmm amiin ku xam ni jàmm neexee loolu bu ma ko waxee professeur danañu feelu ne dëkk yi nekk en guerre boo leen doon may jamaaka or ak la ca topp yëpp dañ lay wax ñaanal ñu jàmm ba noppi professeur Lamane bismillah ñu ngi lay dalal ak kontaante gudul jeex macha allah. jërëjëf Eva maa ngi lay nuyu bu baax di la sant di nuyu bu baax sama frère Mamadou Ndoye Bane nu bokk baay. suñu ñaari waajur yi nekkoon Kébémer. taqali ko wuñu waaye di nuyu sama frère bii ma dendal tam dinañ ci ñëw léegi. di kontaan lool ci émission bi nga xam ni waxuma Sénégal mais àddina moo koy bégee. ndax wareef. dafa ëmb lépp. dëgg la kon wareef bu nekkee ci wareefam sant yàlla lañ cay def. ca baat boobu nga indi muy baatub jàmm.
Xaadimal Moustapha bañ ko laajee dana gisuma lu ko gën fii ak fa nu jëm ñuy siyaare bu baax Cheikh Mamadou Muntaqa ibnu Cheikh Mamadou Bachir di Serigne Touba mi nga xam ne tey mi ngi ci Ndakaaru ak bis bu rëy bi nga xam ne ci lañ jëm di ñaan ñu dugg ci bismillahi rahmaani rahim génn ci alhamdulilahi rabbil alamin amiin yaa rabbi amiin Mbaye jërëjëf Mbaye Ousseynou yow itam dañuy kontaan lool ci dalal la man ba ma daan dégg Ousseynou Mbaye dama foogoon ne benn paa la rek macha allah moo tax yiw baax ak cultivé macha allah Ousseynou Mbaye bisimilah. jërëjëf Eva maa ngi lay sant bu baax a baax di sant également Mamadou Ndoye Bane ci invitation bi. tey daanaka mun naa wax ne. Je suis très heureux d'être sur ce plateau-là. Alhamdulillah. Parce que ku sañoon bokk ak plateau Ndoye Bane ku sañoon bokk ak plateau Eva Tra ku sañoon également toog ak ku mel ni professeur Lamane Mbaye. donc maa ngi koy sant yàlla di ci profiter également di ñaanal kilifa diine yi ak kilifa aada yi. ñaan yàlla defal jàmm Sénégal defal ko àdduna yi. di ñaan yàlla également waxtaan bi ñu fi waxtaan mu jëriñ Sénégalais yi. Très bien. Professeur Lamane dama koy dee seen ci télé bi di ko dëgg itam su ma la doon wax nga présenté wu au Sénégalais yi nga xam ne xamuñu la ni Eva Tra lan nga leen di wax. jërëjëf Eva xanaa professeur Lamane Mbaye day bu ñu ko doon présenté dañuy wax ni sénégalais la bu juddoo dëkk bu ñu wax Ndande ci département Kébémer. jànge Ndande googu dale fa école Ndande nga xam ni teen bi nga xam ni mooy Kalom fa la fekk baax di taarix boo xam ni ci histoire réew mi ak àddina yaatu na lool jàng fa école waaye nag eggale école primaire am dëkk bu ñuy wax Kébémer ndax suñu waajur Alaaji Maam Jaaja Mbay nekkoon ci sous préfecture bu Ndande waaye nekk préfecture bu Kébémer ci ay affectation mu indi ko Kébémer nu jànge fa ba yàlla def ñu at mi loolu ñu daan wax BFM ci la ñu ñëwee Louga lycée Malick Sall jóge lycée Malick Sall dem lycée Malick Sy bu Thiès am fa baccalauréat doog a ñëw université Dakar def fi doctorat nekk nag koo xam ni aussi mi ngi juddu ci askanu ngéwal di askanu mag woo xam ni ba àddina sosoo ba nëga ni géwal ak géer ñoo ànd waaye li may wax toujours rek ab géwal akum ñaankat bokkunu danañ ci dellusiwaat ndax askan la woo xam ne dañ cee bokk waaye ba jàng jotee aussi danoo jàngi ba nekk tey ci réew mi di liggéey di ko safoo di ko faale kër gi itam ñu am fi émission boo xam talaata bu nekk dañ koy def ci suba ànd kook Mamadou Mamène Ndiaye ci xamle ca loolu aussi complété lii nga xam ni tey moom la ñuy def nga xam ni ñoo bokk ndey ñoo bokk baay macha allah Papa Youssou doon na ma wax nee na ma bu dee ne nga nekk gëwal mooy nga gis lu baax bind ko wala nga gis lu baax wax ko nettali ko jamono ya mu amee nee na kon de bindkat yëpp daanu nekk gëwal ne moom macha allah noonu la ko doon waxee Ousseynou kan mooy Ousseynou Mbaye Ousseynou Mbaye c'est un jeune sénégalais originaire de la banlieue fa laa juddoo et damay neex à chaque fois su may def émission may wax fu ma jógee parce que d'habitude nit ñi dañuy jàpp ne ñi dëkk ci banlieue bi bokk ñu ci Sénégal moo tax je suis fier de dire que je suis originaire de la banlieue donc Pikine laa juddoo foofu laa màggee fa laa jàngee ba am sama baccalauréat lycée Limamoulaye. mosoo woon tukki. musuma tukki lii xew tey dalu la. mus naa génn mais musuma maanaam tukki mus ta nekk loo xam ne daf ma sonal. dëkki tubaab yi pour tekki ma foog ne dafa am nga dem fa. ah man wax dëgg yàlla bokkul ci li ma sonal. macha allah parce que dama jàpp ne doomu aadama. bu nekkee ci réewam. waaw bëgg réewam. yaakaar naa Europe du lu koy jaaxal. li am solo daal ci àdduna. mooy nga. Tu te poses la question de savoir man lan laa mën a indil sama réew. je suis dans cette logique là. moo tax tukki musuma dem ambassade déposer fa pour am visa pour dem bitim réew. musuma ko def. parce que dama gëm ne am na loo xam ne war naa ko mën a indil sama réew. très bien waaw bi ma jógee bi ma amee sama baccalauréat je suis parti à l'université fa amee sama université Cheikh Anta Diop Dakar. D'accord. ma am fa maîtrise en droit de l'homme et éducation droit de l'homme et action humanitaire. te sama maîtrise maa ngi ko bind sama mémoire maa ngi ko bind ci éducation à la citoyenneté et paix. très bien loolu Eva Tra daf ko def rek Ndoye Bane pour won un peu profil ñi nga xam ne dalal nañ leen fi fàttali leen thème bi mi ngi nekk la citoyenneté et le patriotisme. noonu le patriotisme nag moom bu ñu koy wax defe naa ne da ngay am amour bu doy sëkk
pour sa réew suñu waxee citoyenneté itam dañuy bëgg nit ki nekk un bon citoyen parce que bon citoyen forcément daf lay yóbbu ci bon patriote kon mbokk ñaar yooyu nañ ci bàyyi xel bu baax a baax yow mi nga xam ne yaa ngi ñuy seetaan te soog dal ci sa émission Wareef ñu lay wax ne dafay am du lundi au jeudi ci kattanu suñu borom ci télévision bi ngeen tànnal seen bopp macha allah. mën ngeen a woote ci 88 628 22 22 88 628 04 05 bu ko defee ngeen mën a indi li nga xam ne mooy seen xalaat ci waxtaan wi ne waxtaan dañuy waxtaan la. professeur noonu la de bismillah. jërëjëf Eva yaakaar naa ni thème boobu nga wax. dafay thème boo xam ni dafa nekk tey maanaam thème mu jamono. ndax yaatu na tey ñuy wax ci Sénégal crise des valeurs tey jikko yu bari dafa yàqu. tey comportement yu bari nit ñi xamatuñu Sénégal yi. tey écart de langage yi bari na. écart de comportement yi bari na. mu nekk nag ci suuf ba ca kaw. mel ni nit ñi dañoo xamatul seen bopp. waxkat bi daan wax naan boo xamatul fa ngay jëm da ngay dellu fa nga jóge woon am ko feelu ni ko ndéem xamati nga ko. loolu nag bi nga waxee patriotisme rek dafa doy ndax képp ko wax patriotisme boo ñëwee Sénégal taxaw ndax lan. bu dee ci wàllu histoire 1549 bi ñuy xeex la bataille de Danki. ba 1904 précisément le 9 avril Jéeri Joor Ndeela ak Sëriñ Masamba Diarra Jéey def li ñu def ak Henri Chotan ci Thiès. 4 siècles ñeenti xarnu yoo xam ni lu ne tëgg na. boo demee loolu tey ji am na Jolof boo demee loolu am na Siin boo demee am na Saloum boo demee am na Casamance boo demee tey ji Sénégal oriental di Tambacounda am na fa. waaye Fuuta tamit ci diggante Thierno Souleymane Baal. ba nga yéeg ci Samba Galaaju Jéegi. ba ngay dugg ci histoire Sénégal yaakaar naa ni ku wax patriotisme fi la ko fekk. boo ñëwee si l'histoire religieuse. maam Seydi Hadji Malick. jàpp Seydina Mohamed Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ci juróom-ñetti at di wax ci moom ba keneen ñu koy dugal suuf. Khadimal Moustapha 33 ans de souffrance. Cheikh al Islam Baye Niass nga xam ni li mu def waxuma la Sénégal waaye bitim réew. maam Seydina Limamou Laye wax nañ bërki démb li nga xam def na ko ca Gorée. def ko ca Ngédiaga waaye nag maam Amary Ndaak Seck. waaye nag maam Boukounta Ndiassane kon bu nee patriotisme nit ku xam mooy kan parce que wax naa ko sànq bi ñuy tàmbali man la nit ak nite bokkul. xam nga tagg. kenn ku ne am na ko. am xar sax da ngay gis tey jii bu ñuy jaay xar yi ñu ni kii sanwu manga la wala sanwu Mandela la. tudd leen ay xar yoo xam ne kenn ci nekk da ciy juddu. dégg naa dëgg de. waaw kon tagg am xar am na tagg bëy am na tagg ku ne am na ko waaye nag woy borom da koy jëf. woy borom day def loo xam ni day tax ñu naan nangam. at mi Jéeri Joor Ndeela dee jéeri rek deewul waaye kon at moo juddu mun la at mi jéeri dee. nit day am lu mu bëgg. nit day am lu muy bañ. nit day am fulla nit day am fayda nit day am jom ñu dugal la ko muy patriotisme sa réew jalar la lu nekk. wane nañu keroog ki nga xam ni Sénégal moo tax ñaari loxoom yëpp ñu dagg ko. Mamadou Ndoye Bane keroog ñoo fa nekk man ak président de la République. wax ni ma laman kii dama bëgg nga wax ci moom ndax défendre Sénégal. moo tax ñaari membre am yëpp nga xam ne mooy ñaari loxo yi dañ koo dagg. ku mel noonu deret ji mu tuur militaire waaw ca soldat la. bëgg sa réew mi ngi ci drapeau bi. bëgg sa réew mi ngi ci xam réew mi mooy lan. bëgg sa réew mi ngi tàmbali ci kilifa gi nga xam ne moom la fi yàlla teg nga xam ne tegu fi boppam. nga respecté ko institution la patrimoine la. bëgg sa réew mooy xam mag ñi. bëgg sa réew mooy xam ndaw ñi. Serigne Touba bi mu nekkee njaareem. ca nekk ak mag ñi ay tomb la daan def. dafa wax ni réew moo mën a dem ci àddina di réew nit ku ñuul mbaa muy réew nit ku weex ñett nga fay fekk doo fekk ñeent doo fekk juróom. ku la mag koo mag ak koo maaseel. ku la mag koo mag def ko ne ndeyam ak bàyyam yërëm ko. ku la mag def ko ne sa ndey ak sa bàyyi fonk ko wekk ko. koo mag wala nga maaseeg moom koo maaseel natt ko sa bopp ba mu jot ba loo koy teg nga teg ko kooku yaakaar naa ni bu fekkee ne àdduna doxee na ko. nga xam ne histoire maam Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum li mu wax. nga xam ne tey ji maam Seydi Hadji Malick li mu wax nga xam ne tey ji Serigne Saliou li mu def ci Xelkom yaakaar naa ni patriotisme ak comportement buñ ko jàngoon tey ji citoyen modèle la ñu doon ci citoyen modèle mooy ku bëgg réewam ku xam réewam loolu yaakaar naa Eva Tra lu am solo la. te bu ma la dugaloon itam Saloum ñu dem seeti ëtti Niass Koumba Abdallah da nga ñu ci dolli waat tuuti de. waaw xam nga kooku dafay kilifa goo xam ni. yaakaar naa ne dafay neex a tiitaroo ndax maam Astu Jànqaa bi nga xam ne mooy waajuru baay ma nga bàyyi ko Gidi Maxa te Gidi Maxa nag li nga xam ne ci Fuuta ak li nga xam ne ci histoire ak li nga xam ni bokk na ci taarixu réew mi la fa jógee dafa bari lool mu ñëw nag
amal nu kooku nga xam tey jii moom la ñuy wax Mame Baye Niass. Mame Baye Niass nag nekk un modèle moom itam. modèle boo xam ni waxuma la Sénégal wax naa la ko waaye bitim réew. Nigéria boo fa demoon tey. ñi nga xam ne am nañ chance dem fa daanaka boutique boo dugg photo Mame Baye Niass ngay gis. boo demee tey ji Ghana wala nga dem ànd naag Barham ba Chine. ànd naag ñi nga xam ne ñoom la waroon àndal ci histoire Sénégal lu ne def na ko. 75 ans nga xam ni mi ngi ko def ci taarixu réew mi. 75 ans nga xam ni lenn lu ci nekk jar naa nettali Mame Niass nga xam ni bi muy jëkk a bind à l'âge de 18 ans ci la bind waaye yaakaar naa ni kooku aussi bokk nag ak Xaadimal Moustapha bokk ak Mame Seydi Hadji Malick nga xam ni dañuy demlante ak dikkante nga xam ni seen kër yi benn la loolu mooy Sénégal benn bopp la kenn mënu koo xar ñaar laal yaakaar naa ni Eva Tra Saloum réew mu rëy la woo xam ni la ko tàmbalee ci premier buur Saloum yi li ko tàmbalee ci Mbégaan ndax Mbégaan moo sant Saloum Maysa Wali moo sant Siin waaye nag boo ko xoolee ci histoire Saloum kenn ku ci nekk def nga ci rôle boo xam ne ñi sant Ndaw ñi sant Njaay nga xam ne ñoo bàyyi ko woon Jolof ñëw fa yaakaar naa ne histoire Saloum dafay histoire boo xam ne kenn mënu ko génne ndax histoire la boo xam ni taarixam du jeex ci Sénégal. macha allah taarixam du jeex ci Sénégal moo tax ñu ngi nuyu bu baax a baax sunu dëkkandoo sunu xarit Barham Diop di ko ziyaara bu baax a baax macha allah. Ousseynou Mbaye yow tamit ci li nga nu wax léegi rek ci nettali sa jàng may na la nga topp doomu aadama bi sa jàng may na la nga xam tibbu patriote bi kan la. tibbu ki nga xam ne mooy le bon citoyen. itam ki nga xam ne mooy sa bon citoyen. waaw ki nga xam ne mooy profilu bon citoyen. su ma la ko doon laaj ci yow lan nga may wax pour être un bon citoyen comment dois-tu te comporter. jërëjëf Eva Tra ci question bi dafa nekk question bu difficile parce que yombul nga wax ne kii mooy le bon citoyen. mais am na ay comportement yoo xam ne bu ko nit ki amee mun nañ jàpp ne kii c'est un bon citoyen. parce que nit du tëb rek nekk un bon citoyen damay faral di ko wax. parce que doomu aadama c'est un processus boo xam ne daf ko war a suivre. du tëb rek doon médecin du tëb doon juriste du tëb doon Eva Tra am na fu mu jaar. et damay faral di wax également que fondement bi c'est l'éducation. Si on veut avoir de bons citoyens il faut qu'on mette l'accent sur l'éducation de base. te éducation mooy may doomu aadama mu xam lu baax ak lu baaxul. éducation mooy tax doomu aadama xam ne moom kat dafa bokk ci société bi mu bokk intérêt individuel am war ko mettre en avant mais c'est plutôt l'intérêt collectif qu'il doit mettre en avant moo tax thème bi am solo boo nee citoyenneté wax patriotisme dafa nekk ñaari thème yoo xam ne dañoo lié. munoo wax citoyenneté te waxoo patriotisme. munoo wax patriotisme te waxoo citoyenneté. parce que citoyenneté boo ko waxee rek dañ faral di wax c'est un ensemble de collection de droits et d'obligations qui sont conférés aux individus. maanaam ay droits la ak ay devoirs yoo xam ne dañ ko jox individus yi. parce que dañu bokk ci benn société. mais loolu c'est la définition wala la dimension identitaire wala statutaire de la citoyenneté. mais dafa am benn définition boo xam ne moo gën a large moom la ñuy wax la définition normative de la citoyenneté. benn expert bi ñu naan Saint-Pierre moo ko joxe. def ne citoyenneté dañ ko war a dégg comme maanaam le fait pour le citoyen de s'impliquer pleinement maanaam nit ki dafa war a bokk ci maanaam ni réew bi di doxee dafa war a actif dafa war a joxe boppam pour que réew mi mën a avancer ci gàttal. loolu la ñu naan la dañuy tabax. na ci ñëpp dugal mooy citoyenneté active. boo nee patriotisme sa xel ci lu muy dem. maanaam patrie. te patrie dafa jóge ci terme latin bi ñu naan pater mooy père. xam nga sa papa da nga ko war a jox cër. parce que sa papa moo la tette moo la yar ba nga par exemple ba nga doon mag. donc boo jëlee par exemple sa patrie Sénégal nga def ko comme sa papa. nga ne man kat ce pays là m'a tout donné. parce que définition patriotisme mooy lan. mooy le fait que nga am conviction que sa réew bi nga ne. moo gën ci réew mi parce que fa nga juddoo. moo tax boo jàppee ne Sénégal mooy sa papa da nga ko war a toppatoo. parce que am na lu mu la indil. c'est très important. maintenant pour ñu am le bon citoyen pour revenir à votre question. il faut que ñu jox leen aptitude yi il faut ñu jox leen attitude yi nga xam ne ne leen permettre ñu mën a comporter wu comme de bons citoyens. te bu ñuy wax citoyenneté. dañuy faral di fàttali ne c'est un ensemble de valeurs. dafa am 3 valeurs. yoo xam ne dañ ko war a jàpp quand on parle de citoyenneté. benn bi mooy civilité. civilité mooy lan c'est le fait de respecter l'autre. maanaam man damaa war a respecter Eva Tra parce que Eva Tra mag la mag dañ koy wormal.
dama war a respecter professeur parce que professeur mag la et puis jàng na yàlla may na ko xam-xam mais du yam foofu dama war a respecter également le bien public. loolu dafa bokk ci civilité. ñu naan am leneen lu ñu naan civisme bokkul ak civilité. civisme c'est le fait de respecter les lois et règlements du pays boo nekkee ci réew da nga war a respecter lois yi parce que yow sa bopp da ngaa bokk ci ñi maanaam voté loi yooyu noonu. civilité mi ngi ci diggante boobu. mi ngi ci diggante boobu. loolu la ñu naan civisme. waaw le fait à titre individuel nit ci boppam. mu respecter les lois et règlements du pays. am beneen terme bi ñu naan solidarité. solidarité boo ko dégg rek sa xel ci lu muy dem maanaam la devise du Sénégal. un peuple un but une foi. donc boo nekkee ci réew. da nga war a am maanaam benn amour boo xam ne da nga ko war a am pour tes semblables. te ci solidarité boobu dañuy faral di fàtte également que maanaam ña nga dëkkal ña la yàlla boole. intérêt général bi. dafa am benn tubaab doon wax une société n'est pas simplement une juxtaposition d'intérêts d'hommes ou de femmes qui cohabitent sur un même territoire, c'est aussi un groupe dont l'intérêt général est supérieur à la somme des intérêts particuliers. Mais cet intérêt général donne au groupe une dimension humaine et aux individus qui la composent une valeur supplémentaire. te lu benn mën ñaar ko dàq. te lu benn mën ñaar ko mën c'est très important gën a baax. moo tax dafay baax nit ñi ñu xamal leen également aspect yooyu yëpp. parce que nit ki bu xamul ay droit am bu xamul ay devoir am parce que am na benn campagne bi may def sur le civisme et la citoyenneté active damay wër région yi nekk ci Sénégal yëpp. di former les jeunes gratuitement. on n'a pas de partenaire dañ koy def parce que dañ jàpp ne ñun ku ci nekk rek war nga apporter ta part. waaw amu leen partenaire amuñu partenaire amuñu dara on a déposé une demande au niveau du ministère ils ne nous ont même pas répondu ministère de la jeunesse alors que UNICEF au moins sax ñoom ils ont pris le temps. ministère jigéen ñi tamit ministère góor yi jeunes yi du moins. ñoom ñëpp dañ nañu fusionné. loolu dafa nekk également un problème au Sénégal. parce que booy waxu citoyenneté. yemul rek ci maanaam nit ñi. patriotisme yemul rek ci nit ñi mais état bi entreprise yi et cetera ku ci nekk da nga war a montrer le bon exemple. boo nekkee ci société nga ne tey tu veux que les Sénégalais aient de bons comportements. tu dois prêcher par l'exemple. nit ki bind na la demande. boo ko mënul jàppale mais le minimum c'est de lui dire ah man kat jot naa sa demande bi mais dafa fekk ne sunu budget mais ñu accompagner c'est plus important droit de réponse te foofu la ñu tubaab bi rawee maa ngi ko doon wax sànq doy ban si waxtaan ma ne doy ban ma ne ko ñun dañuy faral di tooñ tubaab yi jàpp ne ñun ñoo gën tubaab yi mais booy xool du point de vue comportemental c'est-à-dire tubaab bi relation bi mu am ak moroomu tubaabam booy xool ils sont tanewuñu c'est-à-dire ñun tanewuñu leen ñoom tanewuñu mais booy xool. da nga bëgg a def win-win rek. mën naa jàpp ne on est au même pied d'égalité pour bañ a tooñ kenn. lan moo tax ma ko. parce que xam nga yàlla dafa warmal doomu aadama. bu baax bëgguma di dugg ci maanaam aspect religieux parce que sama xam-xam soriwul ci. mais yàlla li mu bind doomu aadama la ci gën a fonk. dëgg waaw te ñun on est des lieutenants de Dieu sur terre. donc lépp lu ñuy def rek dañ ko war a def en fonction de cela warmal doomu aadama adopter toujours le bon comportement. pour on est des bons citoyens pour on est des patriotes waaw parce que du ci ay wax rek xam nga wax dafa yomb mën naa toog fii ci télé bi naan le bon citoyen et cetera su ma génnee def leneen gis nañ ko fi am nañu fi ay imam yu bëgg ma tudd seen tur taxaw di expliquer wax ne ah yàlla tere na nii patati patata après safaan bi la ñuy def donc day baax entre le dire et le faire ñu mun mu bañ a am en fait un fossé c'est très important allo oui salaamaaleykum waaleykum salaam. na ngeen def. ñu ngi sant yàlla bu baax a baax ajaratu. waaw man Lalla Aïcha Fall. Lalla Aïcha Fall. honorable au conseil. ah honorable. waaw na ngeen def. ñu ngi lay jox cër bi ci war macha allah. borom HLM. maa ngi koy delloo Eva Tra. jërëjëf Fall. di rafetlu émission bi. alhamdulilah. di nuyu Ndoye Bane. mooy tamit. ndeysaan. di nuyu sa invité yu set yooyu. macha allah. di l'historien ak Seynou. Mbaye. di wax ji dama nekk congé moo tax yi moom maa ngi leen di suivre bu baax a baax. ndeysaan. thème bi nag nekk thème bu am solo. mu nekk thème boo xam ni. dafa bu ñaari notion yoo xam ni. dëgg la. ce sont des notions qui se complètent. kenn mënul wax wàññante kenn mënul wax patriotisme te boobu tuwel moo tax c'est bien libellé. ci commencement du premier jour bi da ngeen leen définir le mot citoyen ngeen wax ne effectivement balaa ngaa nekk citoyen ki nga xam ne moo citoyen moom ki nga xam ne moo ni mën na ni fii laa juddoo
fii laa yaroo kon citoyen laa ci benn dëkk mais patriotisme dafay ñëw dolli ko mu fekk nga am cofeel ci fi nga soqe ko ndoyu bandi nga wax ndoyu bandi nga si taw bu commencé su dafay nuyoo ci fa mu soqe ko wax ni àddina li muy rëy rëy ak moo ci gënal Sénégal li muy rëy rëy gis moo ci dàqal waxam la muy loolu lii lu di wax naa ni la nga doon doo ko bañ a def seen gën see ñaaw ak ay dëgg mais dama ne patriotisme tamit dafa nekk loo xam ni mën a dund te amul lu mu àndal dëgg la ndax loo gis rek muy idée muy notion dafa war a am li ñuy wax mesure d'accompagnement dëgg et boo déggee ma ne mesure d'accompagnement di nga gis xale bu tey dafa commencé am solo ni musuma bëgg génn foofu dama bëgg toujours di def li jot fi defal de local lan laa mënal sama dëkk mais sama dëkk doo ko xool donc loolu dafay fekk mu am li muy wax éducation de base wax na ko mais loolu du ñëpp a ko xam donc li ma ci gën a mesure d'accompagnement fi ma koy waxee mooy si nga nekk muy sa réew nga bëgg te yàlla mais ñi fa nekk yore li nga xam ne ñooy les gouvernants ñoo war a accompagner parce que ñoom ñoo war a jox les conditions yi nga xam ne nit ci citoyen nga bëgg sa réew et dama di que pour cela il faut mu am lu ñuy wax volonté politique boobu fu ñuy yóbbu mooy def li ñuy wax activité des territoires ndax boo gisee xale taxaw ci yërlu feneen dafa fekk fa mu nekk la muy xool fale amul fii donc bu ñu defee ay mesures d'accompagnement ba nga xam ne suñuy commune suñuy territoire dina attractive mais doo xooli feneen ndax suy wàlliwaat daa fekk sa dëkk dafa tëggul dëgg la mais nuyu na Seydou moom nga xam ni yi nga xam ni viol yi bari na fi waaw crime yi bari na fi ma dajale samay jeunes commune mu defal ma formation bu am solo ak samay jeunes mu tuddee ko citoyenneté vraiment ak civisme wasalaam maa ngi leen di gërëm di leen sant ci leen macha allah kontaan nañu honorable ñu ngi lay ñaanal kendal ak jàmm wax na ko nee na il faut que mu am volonté politique kon il faut qu'il y ait un état fort professeur balaa maa ñëw ci Ndoye Bane jërëjëf Ousseynou wax na dëgg may nuyu bu baax honorable volonté boobu ak mesure d'accompagnement yi xam nga bi ñu nekkee ñun école primaire am na benn cours boo xam ni dafa tuddoon instruction civique cours la boo xam ni daanaka dañu daan jàngal xale yi ba nooy jéggee tali yooyu yëpp dafa bokkoon ci ay valeurs yoo xam ni dañ ko daan inculquer xale yaakaar naa ni loolu am na ci loo xam ni am na solo lool tey jii fii may waxee ak yow waaw ministère de la fonction publique ñi nga xam ne recruter nañ leen daaw ñi ngi ci lël fi mu ne nii président de la République wax ne nañ leen jàngal civisme ak citoyenneté ak patriotisme fi mu ne nii ñi ngi leen di former kon dem nañ ba xool ni xam ne am na lu manqué loolu andragogie la parce que mag boo ko dee jàngal bokkatul ak pédagogie ba nga doon jàngalee kon lii Ousseynou wax dafay dëgg goo xam ni kenn mënu koo werante parce que xale bu fekkee ne amul éducation de base sama xarit Massamba Gueye day wax ne xale kenn du ko yónni di ko lebloo wax na ko kenn du ko yónni di ko ñaanloo yooyu dañ la ko daan jàngal bu njëkk bi nga xam ne école tubaab bi ñëwagu fi boo taw masaana toog ci kër di nga toog sa bàjjan wala sa maam wala sa nijaay wala sa baay am gan bu gan gi génnee dañ la woon la gan gi li ñu doon wax lu mu doon bis boo ko waxee dootoo ko nettali buñ la nee gan gi lu mu soloon nga ni nangam doo ko nettali kon mesure d'accompagnement yooyu bokk na ci li nga xam ne tey il faut ñu dimbali xale yi boo demee tey en France dañuy wax l'éducation des parents parce que tamit parents yi am nañu am nañu responsabilité boo xam ne par rapport aux enfants est-ce que réellement mesures yi nga xam ni moom la ñuy wax est-ce que defal nañ leen ko parce que ki nga xam ne tey moo nekk professeur wala mu nekk enseignant rek d'une manière générale bu njëkk xale dañ ko daan defar ba nga xam ne bu ñëwee professeur bi jàngalekat bi day mottali tey nag jàngalekat bi ñaari rôle la yor fondamentaux yi nga xam ne manqué woon na moom da koy def ci gone gi lim ko war a jàngal au plan académique daf koy def ci gone gi loolu nag bu njëkk dafa amoon fii ci Afrique ak Sénégal lu ñu daan wax l'initiation xale bu masaana toll ci néegu góor même jigéen am na âge boo xam ne bu ci masaana toll am na foo xam ne am na ñu koy jàngal am na ñoo xam ne ñoo ko daan jox ay valeur yooyu valeur jom la valeur yooyu valeur courage la valeur yooyu valeur muñ la bu ñu la ko masaana defal doo sàcc doo wax lu dul dëgg doo jël yëfi jàmbur doo naafeq yooyu yëpp dañ la ko daan jàngal te tey dafa manqué tey daanaka c'est une société éclatée c'est une société nucléaire boo xam ni jot gi amatul
wax naa ko benn bis ci benn émission man leen am na ku ni je n'ai pas vu mes enfants depuis 10 ans. Pourquoi? Parce que buy dem à 5 heures du matin les enfants sont au lit. Quand ils reviennent le soir les enfants sont au lit. ci loolu dafay doon problème boo xam ne problème bu méttee métti la. société bi tey loolu am na ci. te yaakaar naa ne mesure d'accompagnement yooyu mooy yi mën a dimbali rek ba nga xam ni école bi. tey lu mel la case des tout petits. dégg naa tey ji objectif bi dëgg moo doon dugal fa tey le compte. nga xam ne xale yi dinañ leen léebal. dañ leen jàngal àddina. dañ leen fàttali léeboon lippoon nga xam ni daf la daan formé. école amu fi woon waaye école traditionnelle boobu ñi ci génne tey jii mooy ñi nga xam ne daanaka ñooy suñuy maam wala ñooy suñuy baay. ci am na comportement yoo xam ne ba léegi dañ koy xool ci ñoom. kon je crois que. egg nañ foo xam ne tey jii loolu il faut que mu ñëwaat damay wax toujours ni on ne peut plus retourner au 19e siècle. on ne peut plus retourner au 16e siècle mais on peut recourir donc pas retour mais recours valeurs yi nga xam ne moo fa baax. la nga xam ne moo ci am solo ñu jël ko indi ko. dëgg la mënuñu dund comme maam ni mu daan dundee waaye am na valeur fondamentale yoo xam ne am na fa yoo xam ne bu ñu ko jëlee mooñ ko ak li ñu yor tey honorable dégg naa ko mu ni kuy yërndu seen dëkk dafa maanaam kuy wàll yaan seen dëkk dafa tëggul wax na dëgg donc fii nag yaakaar naa ne li fi nekk buñ ko exploité jàppale ñi nga xam ne ñoo fi nekk yaakaar naa ne bu ñu demee mën na jur lu baree bare bari ci lépp ngi fi nag très bien lépp ngi fi jërëjëf Ndoye Bane sa xarit Miandoul ma ngi laaj ñaari mbay yi man noonu laa leen tuddee macha allah tey de mbayee nii kontaan nañu nag dëgg macha allah ne mi ngi laajte nee na ndax levée wu drapeau mi ngi am ba tey ci école yi ndax yaa ngi wax léegi cours IC cours d'instruction civique question la bu muy laajte est-ce que chaque lundi daanu lever drapeau ci école yi ne ñun suñu temps ca jamonoy Sakoura Badiane loolu lan daan def je pense que reprendre bu njëkk de effectivement loolu dafa amoon waaye tey jiitam indi nañu ba nga xam ne école yi altine bi nga xam ne moo jëkk ci weer wi altine bi ci jëkk ci weer wi d'accord ñëpp dañuy daje dans la cour de l'école ñu def levée des couleurs bu ñu defee levée des couleurs wax leen sens drapeau am na ñu mel ne ñoom Ousseynou ñi danañ fa taxaw wax leen civisme wax leen citoyenneté danañ ko jël au moins ñaari waxtu ñu doog a duggaat ci classe yi loolu yaakaar naa ne am na solo ca lu mën a dimbali xale la ndax dañuy wax ni doomi sàmm bañ te yaru daa fekk bañ koy waxtaanee allo salaamaaleykum allo wuyu mbokki téléspectatrice sama jarbaat la toog ak yéen moo tax ma woote Ousseynou Mbaye waaw Ousseynou Mbaye waaw kon mi ngi lay dégg sama jarbaat la moo tax may bëgg sox kontaan ci waxtaan bi muy waxtaane noonu la dundee ak ñun man Ami Collé Cissé laa tudd waaw waaye dafa mu ngi waxtaan ci citoyenneté ak patriotisme noonu la dundee ak ay impaañam ci biir kër yi ku am teggin am yar waaw ku joxe cër waaw yaayam maa ngi koy xool Eva Tra nii la bindoo yaru te noonu la yare Ousseynou Mbaye nii sama xol dafa sedd mun ma wax waaw c'est fort waaw lii et c'est ça le Sénégal c'est voilà loolu laa doon wax c'est lii mooy Sénégal su meloon neneen nit ko nii la koy wooye di wax ko fa parce que nit yi mel nii leen soxlawuñu ay nit yoo xam ne vraiment dañuy jaar ci yeneen yoon bi yow ak li ngeen fi wax yëpp man lu baax la mais man gisuma ko Sénégal li ngeen fi wax yëpp noonu la ñu war a mel waaw noonu li ngeen wax nii yéen ñaan yëpp li ngeen wax noonu la Sénégal war a mel mais ku ko fi gis daal na woote man gisuma ko maanaam da ñuy yóbbu ci naka lañ koy waxee ca classe ya voilà peut mieux faire waaw li ngeen di wax nii ko yemale ci nee ngeen noonu la réew mi nar a war noonu la réew mi war a mel mais ku ko fi gis na ma wax yéen ñi ko fi wax sax xam ngeen ni loolu amul ci réew bi lu neex waay wax lu neex waay def ah ku mu neex jël drapeau Sénégal bi sax léegi taal am na fi gis nañ ko fi ah fu mu neex waaye tuur mbalit fu mu neex waaye gaare ku neex yuuxoo président ma nga Amérique ay sénégalais yu ko kar di ko yuuxoo def nañ ko président Macky Sall du moom lañ ko fi mujjee def nañ ko Abdoulaye Wade def nañ ko Abdou Diouf te kii remplace président Macky Sall dañ ko def donc ñun dañoo am problème man ba ma nekkee Sénégal ba léegi musuma gis ab président ñëw Sénégal Ivoiriens yi di ko yuuxoo maanaam président Côte d'Ivoire ñëw fi Ivoiriens yi di ko yuuxoo wala président Bénin ñëw fi Béninois yi di ko yuuxoo wala président Paris ñëw fi français yi di ko yuuxoo musuma ko gis Sénégal rek laa gis président ba ñu dem seen président demee fenn ñu koy tuutal te man jàpp naa ni sa président ñëw nga far ak moom ak nga bañ a far ak moom nga koy def yenn yi nga yaakaar ni moom nga koy def sa bopp nga koy def butéel kat kubét ga la muy xeeñ rek la nu nga ko war fa waxee moom lay xeeñ nit ki ni mu mel ak ni mu toll fu mu dem loolu lay wane su la yaree foo dem da ngay wan yar foo amee patriote soo fekkee patriote nga foo dem da ngay wane ni patriote nga
foo su fekkee am nga si tu es un bon citoyen foo dem moom ngay wane. est-ce que tey jii yuuxoo sa président wala yuuxoo sa ministre wala yuuxoo sa sëriñ wala saaga sëriñ wala saaga sa moromu baay. est-ce que ñi koy def dañuy woote ni ñoom ay patriotes lañu est-ce que ñooñu ay patriotes lañu. très bien laaj la boo laaj am na ku bind ki ne Libaas ñu ngi koy nuyu nee na Eva kontaan nañu ci seen casting bi mais li may bëgg bokk na ci nga woowaat professeur Lamane mu ñëwaat moom dong nga woo ma Eva lu koy waay di wax na nga xam ndax da koy wax ca kaw nga woowaat professeur Lamane mu ñëw moom dong nga woowaat itam Mbaye Ousseynou mu ñëw moom dong kon yéen jàpp leen ku ci nekk ci yéen te di ngeen teewaat insha allah dana lijjën ci loolu am na nag question bu mu daal Mamadou li nga wax noonu man dama ci d'accord ak yow parce que dama bokk ci ñi nga xam ni loolu laay xeex tey parce que association bi nga xam ne moom lañ yor muy léegoon ci leer le conte au clair de lune di nuyu bu baax Babacar Mbaye Ndak ak professeur Massamba Gueye ak Mame Daour Wade ak équipe bi ci nekk yëpp lu mel nii lañu gis ba mu naqarinu teyal baaram foofu allo salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah. maa ngi leen di nuyu Tata Eva. ñu ngi leen di fay bu baax a baax a baax. man de tey c'est la première fois may woote télé. d'accord. te Ousseynou Mbaye boobu toog moo ko waral. Ndoye Bane nee na fans club Ousseynou Mbaye. aywa bisimilah mi ngi lay dégg. te Tata Diabou. Mbaye répondez. ndeysaan fay Diabou. Ousseynou comment tu vas. ça va sant yàlla baax a baax. juste rek pour confirmer que ni lépp loo wax ci citoyenneté ak ci patriotisme da nga koy jëfee. jërëjëf. loolu loo xamante ne la du nekkul rek loo xamante ne daf koy wax noonu kese. dans la vie de tous les jours ci loolu lay dox. ci loolu noonu lay comporté woo. jërëjëf. waaw j'ai juste appelé pour t'encourager. vraiment et te souhaiter une bonne continuation. jërëjëf jërëjëf. excellent. alhamdulilah. lii leen soxla waaw. c'est important professeur am na lu mu doon wax lu ko metti balaa maa ñëw ci moom laa doon expliqué léegi lii loolu maanaam dañu dem ba gis ko constaté nañ ko léegi nag valeur yi nga xam ni moom la ñu wax ni moo ko mën a régler li professeur Serigne Mor Mbaye doon wax naan il nous faut un ndëpp national parce que fi mu ne nii crise bi dafa profonde wax nga ko gis nañ fi ay sëriñ yu nu yuuxoo gis nañ fi ay kilifa yu nu yuuxoo mais loolu réer la xam nga réew ak yaradiku ak bew ak furtaat benn bokku ci ak sa morom. dégguma la de. réew. ak yaradiku. ak bew ak furtaat benn da ci bokkul ak sa morom. te dañoo yegg ci furtaat bu ñu demee ba ab sëriñ ñu di ko yuuxoo ki nga xam ni bu ñu tegee ab liir moo koy tudd bi ñu tegee ki nga xam ne bu ñu nekkee ci jàkka ji moom la ñuy déglu ki nga xam ne bu nit génnee àddina moom la ñuy déglu ku mel noonu bu ñu ko dee yuuxu dem nañ ba nga xam ne problème am na. waaye président de la république. def nañ ko président Abdoulaye Wade. def nañ ko président Abdou Diouf def nañ ko président Macky Sall mais président institution la boo ko tuutalee sa bopp nga tuutal kon ki koy def xamul moom ci boppam. bu ñu demee nag ba boppam de. bu loolu nag erreur la kon su boobaa mot bi dinañ ko xoolaat parce que un mot n'a de sens que dans son contexte. danañ xoolaat lan mooy patriote. parce que Ndaamal Gosaas contemporain Kocc Barma la. nee na doon buur doon bumi ca nitewoo. bañ a doon buur bañ a doon bumi ca nite moo ma ko gënal. nite nag bokkul ak nit. nit képp koo gis muy dem nit la yàllaa ko bind am na bopp am nay tànk am nay loxo am nay yoxo waaye nite ay valeur la ay comportement la rek am nay loxo am yoxo. loxo mooy benn loxo parce que benn loxo. benn loxo ñaari yoxo. benn bëñ ñaari gëñ. benn mbagg ñaari wagg. benn bët ñaari gët. làkkatuñu wolof. ndax man dama doon dégg bu ñu nee gumba xaw ma naka ay gëtam ma ni waaw pour lan du ñu yem ci bët kon bët bi bu ñu ko waxee xaaj nañ ko benn ay yoxo la ak ay gët. ay gët avec S. làkkatuñu wolof. làkkatuñu tubaab. waaw du tubaabu académique ñun ñu nekk ci classe bi ko xool xam nañ ne xale yi làkkatuñu tubaab làkkatuñu wolof. comportement yooyu nag. dem nañ ba nga xam ne métti na ñëpp xalif général des mourides gis nañ mu génne décret benn bis. daal di ni gan bu fi ñëw ngeen tutal ko man mi ngeen ko def. est-ce que. te loolu lu ko gën a ñaaw ci àddina amul nit kenn du ko yooxoo nit kenn du ko tuutal. est-ce que nit yàllaa ko màggal. Ousseynou wax na ko sànq. yàlla moo màggal nit. nit mën nga ko contre. waaye nag respecté ni doomu aadama la. ku toll ni président Abdoulaye Wade ku toll ni président Abdou Diouf. ku toll ni président Macky Sall boo ko defee sa bopp nga ko def. ab sàcc rek bañ ko yëg. kii ñu tuddee dof xamul ni mi ngi ngelaw xamul ni mi ngi taw xamul ni naaj waa ngi ci kaw mi yëg gi lañ dindi nit yëg la
yëg nit dafay am nit day am yar. moom la ñuy wax raison wala bokkul. bien sûr la raison. nit dafay am ab nit day yaru. wallaahi ca bañ a yeeru ak yaru bokkul. ku yaru ay valeur la ñuy dugal sa bopp. ca mag a koy def. Durkheim sociologue bu mag la. nee na l'éducation c'est l'action exercée par les générations adultes sur celles qui ne sont pas encore mûres pour la vie sociale. professeur Cheikh Anta Diop waxaat ko. lël yi daan def bu njëkk boo demee Casamance boo demee ci séeréer yi boo demee ci wolof yi ñu daan génne xale yi dëkk bi. di leen jàngal guddi gu nekk am ko toog di wax. di leen jàngal àddina boo fa génnee am na loo xam di nga ko jomb. jomb ak rus nag dafa bokkul. li nga rus ki tax nga rus ko bu fi jógee nga def ko da nga naan rus naa ko ndax Eva Tra waaye bu Eva Tra bougé rek nga def ko li nga jomb nag sa juddu ak sa deret doo ko def mukk ci àddina. fulla ak fayda ak farlu bokkul. fulla mooy nekk ci lu baax. ca bu jeexee rek nga taxaw boo ko jégee rek ñàkk fulla. fayda mooy nekk ci tool yamale yow képp nga nekk ca ak téeméer fekk la ca buñ la ca fekkee yaa nga ca buñ la ca fekkul yaa nga ca ñu ni kii am fayda. farlu mooy loo xam ne fu waxtu jotee nga def ko ci kenn du la soññ loolu mooy farlu. loolu nag ay dañ ko daan inculquer doomu aadama dañ ko daan dugal ci doomu aadama waaye bu ñu demee ba loolu amatul su boobaa lu waay neex def waaye nag wolof yi def ni dañoo wax ni ku ruur sa bopp cib xetax ay mbaam yëy ko. ay mbaam yëy ko waaw. maanaam boo dugalee sa bopp cib xetax ay mbaam ko yëy parce que waroo ko faa dugal. dégg nga la mu wax nee na baam te mbaam la ñuy wax. waaw mbaam yu bari ko yëy moo tax mu ne ay mbaam dégg naa wax ji. bu nee na xaleel dañu koy sol dañu koy yar. mu mel ni tam ba tey sunu casting bi juumuñu parce que Ousseynou nag dëgg-dëgg dañuy wax ni boo bëggee xam nit ki nag El Hadj Mansour Mbaye laa mësoon dégg mu koy wax. da ngay laajte kuy ay wayjuram ndeyam ak baayam. boo leen gisulee nga laajte fu mu dëkk boo leen gisulee na nga laaj ñan lay àndal mu mel ni nag yooyu yëpp doo ci réer fenn macha allah. et léegi moom ci waxam mi ngi wax ne dañu war a def. am na doyen buy wax. Momar Mbaye très bien xam na fi ma jëm. ñu war a def ndëpp national. yow tey en tant que jeune macha allah lan ngay yëkkati kàddu ne fii ci plateau bi mënoo former ñëpp mais lan nga leen di dolli loo xam ne dafa jóge ci yow nga génnee ko nit ñi mën ci jàpp. jërëjëf Eva Tra ci question bi damay dëgg rek lu professeur wax. la société sénégalaise est malade dëkk bi dafa feebar. dëgg la te dëkk bu feebar nag dañ koy faj. waaw sànq doy mbaan mi ngi laajte ne li ngeen fi wax rafet na lool waaye le constat est que on est dans une société qui est en crise nit ñi xamatuñ lu baax ak lu baaxul donc bu ñu tolloo foofu jar nañu toog parce que daanaka ay assises nationales organisé woon nañ ko fii sur l'éducation et tout ça mais l'impact il y a pas eu d'impact donc li am solo mooy que ñu jàpp ne man je ne donne pas d'exemple damay joxe sama. en fait avis moom laa damay joxe sama avis. waaw. parce que booy xool dans l'Afrique traditionnelle. su ma juumee na ma professeur rectifier. parce que je ne suis pas un historien. mais dans l'Afrique traditionnelle l'éducation des enfants appartenait à toute la société. tout le monde s'impliquait. boo demee ci charte de Kourkan Fouga c'est la charte du Mandel. c'est une charte qui date de 1236. c'est vrai. une charte qui contient 44 articles. soo demee ci article 9 bi. il est dit là-bas l'éducation des enfants appartient à toute la société. exact. donc la puissance paternelle appartient à tous. comme que éducation bi ñëpp en fait ñëpp la soxal. foofu xale bi mënut a en fait màgg sans pour autant moom ay valeurs yoo xam ne dina ko permettre mu mun a en fait comporter de la plus belle des manières dans la société. c'est très important. malheureusement il y a une crise des valeurs. tey ñi nga xam ne ñoom ñoo war a yar xale yi. ou bien les lieux de socialisation comme on les appelle muy école muy famille lieux de socialisation yooyu joué tuñ seen rôle sànq rek professeur mu ngi koy wax parents yi amatuñ jot. te léegi booy xool avec les technologies de l'information et de la communication maanaam waxtaan bi war a am entre les parents et les enfants waxtaan boobu amatul bu njëkkaan dañ daan toog sous l'arbre à palabre maam toog xale toog et cetera ñuy waxtaan ci sunuy maam yi di waxtaan ci ñi nga xam ne apporté nañu Sénégal loo xam ne dina permettre xale yooyu noonu bu ñu màggee ñu mën a nekk des exemples. époque bu rafetoon waaye. loolu noonu amatul. parce que léegi booy xool boo toogee sax sa kër di reer ku nekk yaa ngi sa téléphone yaa ngi sa WhatsApp et cetera. doo gis sa doom yi ñu ngi ci seen machine. c'est ça Nintendo xaw ma ban jeu moo leen gënal partout bu taxaw. loolu nag moo tax léegi éducation bi soxe. et je pense que la solution. c'est de comme le professeur l'a dit c'est de recourir aux valeurs. recourir aux valeurs parce que am nañ ay valeurs. on a une culture boo xam ne war nañu permettre tey ñu mën a tabax sénégalais bi ñu bëgg. waaw li tax ma ne tabax c'est très important parce que booy xool ministère de la jeunesse
c'est turam ministère de la jeunesse la de la construction citoyenne et du volontariat. Pourquoi ñu tuddee ko construction citoyenne c'est parce que nit ki dañ ko war a jëmbal dañ ko war a tabax. Il y a un grand penseur qui disait que l'homme ne naît pas homme, suma jumul 50, il le devient. Mais par l'éducation. beneen borom xam-xam Nelson Mandela également wax na ko mu ne l'éducation est la meilleure arme pour développer un pays. man ma jàpp ne l'éducation est la meilleure arme pour développer ou bien pour construire le Sénégalais que nous voulons. bu ñu bëggee dëgg-dëgg réew mi jëm kanam bu ñu bëggee dëgg-dëgg Sénégal bu développer il faut que ñu mettre l'accent sur l'éducation. jëlal Rwanda. dëkk boobu entre 1993 et 1994. waaw plus d'1 million de Rwandais sont morts pendant cette année-là. ñu jóge ci loolu ñu jóge ci loolu lépp ci média la jóge ñu jóge ci loolu ñu toog comme ni ngeen ko doon waxee dëpp waxtaan na ñun kat dëkk bi fi mu toll nii métti nañu trop ku tooñ na dem jéggalu ji ne man kat damaa tooñ moom la ñu réconciliation nit ñi jàpp ne maanaam ñi tooñoon jàpp ne ñoom dañoo tooñ jéggalu nit ñi tooñoon jéggale ñu mettre l'accent sur l'éducation des enfants de 1994 à 2019 bëriwul noonu mais tey Rwanda bokk na ci pays yi nga xam ne ñooy pays yi gën a développé en Afrique Rwanda bokk na ci pays yi nga xam ne moo gën a set ci Afrique pour ne pas dire dans le monde mais ils ne se sont pas assis sur un tapis de prière pour attendre que le bon Dieu débarque du ciel xam nga ñun dañu jàppale dañoo gëm yàlla lépp dina baax mais yàlla ne fonctionne pas comme ça bu doon ay prière rek yaakaar naa tey jii nii ñoo fi dàq julli ci monde bi dafa mel ni moom mais jëf bi moo am solo. macha allah jëf ji moo am solo ba noppi yàlla da ngay topp ne nangam laa bëgg a def mu dëggal ko nangam laa bëgg a doon mu topp la ca. li am solo ca bëgguma mu rëcc ma ci Ousseynou. mooy exemple yi mu joxe Rwanda. Rwanda vivre na génocide boo xam ne entre les Hutus les Tutsis et les Tutsis. entre période boobu. 94 génocide boo xam ne yaakaaroon nañ dootu jóg mukk ci àddina. waaye li leen may ñu def ko mooy li mu wax sànq ni pardon la bi nga xam ne am na waaye nag sursaut bi nga xam ne def nañ ko maanaam aller au-delà des limites. tey boo jëlee Rwanda boo jëlee le Maroc est devenu un modèle aujourd'hui. Singapour bu njëkk boo sànni kayit dañ la daan duma. Singapour dañ daan duma. tey Singapour boo taxawee sànni kayit dañ lay tëj. Chine bu ñu la jàppee ci drogue dañuy bàyyi ba mel ni match bu toll ni Gia Jaraaf. ñu teg la ci rond central balaa arbitre bi sifflé ñu fusillé la. parce que la guerre de l'opium. ñu chinois yi lu leen sonal ci àddina guerre de l'opium boobu moo ko gën a indi. duñ ko yemale ak dara. donc c'est important valeur yu mel noonu pourtant Sénégal am na valeur yu mel noonu bu njëkk. da nga naan dégg ñu naan contrôle ñu naan la dañ lay marqué service d'hygiène da lay marqué. mais loolu yàgg na fi am. parce que mbalit mi ñuy sànni tey jii jógewul ci àddina jógewul ci asamaan si. nit ñee ko fi indi. il faut une éducation Ousseynou wax na ko sànq le bien public et le bien commun nit ñi dañ dem ba xamatuñu ñooy kan loolu nag lu doy waar la comportement dafay am gis nga Japon en 1945 Japon amatul dañ ko bombardé il y a eu la bombe du 6 août et la bombe du 9 août Hiroshima Nagasaki. Mais 1963, ça veut dire 23 ans après, le Japon a organisé les premiers Jeux Olympiques et lancé le premier TGV. Juste 23 ans après. seen jom. lan moo leen ko may seen fulla. dem jàngi science et technique. gis nga tey jii boo déggee ñu naan Mitsubishi boo déggee ñu naan Kawasaki. boo déggee Honda ay turu famille mi ngi mel ni Guèye Fall Ndiaye. dañoo jël les plus grandes familles jox leen ay moyens ñu jàpp ci dëkk bi defar ko. ab dëkk nit ña fa dëkk ñoo koy defar. personne ne fera à notre place ce que nous ne sommes pas disposés à faire pour nous-mêmes. mais ñëpp dañoo yaru. ab yar déjà dañ koy jëkk mais li koy jëkk indi Mamadou Ndoye Bane mooy lan mooy xale yi il faut que ñu xamal leen ni leen réew mi dafa am lu ko sos dafa am ay mag yu fi nekkoon bërki dem def naa benn émission fii ci RFM. góor gi Mor Massamba Diéry Dieng ñu mel noonu dañoo jël di ko xamle. xam nga lu tax góor googu benn doomam bu jigéen bu naan soxna Maymuna Dieng. dañ ko jox Xaadimu Rasuul Serigne Touba. beneen doomam ñu jox ko moom Seydi Hadji Malick. soxna Umu Xayri. c'est extraordinaire. beneen doomam ñu jox ko maam Amadou Ndiaye Mabéy. beneen doomam mooy maam yi sëñ Adi Touré ca Fass xool boobu link. ndeysaan. dafa am solo trop. dëgg loolu mag ñooñu il faut ñu leen di jàngale leen lii avant colonisation bi di am lii moo fi amoon. mag ñi dañoo bokk ndey dañoo bokk bàyyi xoolal diggante Serigne Fallou ak Baye Niass. c'est important link yooyu nga koy fàttali. maam Abdou Aziz Sy Dabakh bi muy bàyyi ko fii ci Tivaouane dem Touba. c'est important yooyu nga koy fàttali. mbokk gi ñu bokk. c'est important xale yi di màgg ak loolu
parce que xale yi bañ ñoo xam dañ leen jàngalul. dañ leen bàyyi xamuñu seen bopp dañ leen daal bàyyi ak yenn télé yi. parce que xale boo xam ni bu taxawee ci télé bi xamul lu mu mën a poser. d'où vient ce concept. qui l'a conçu. à quelle fin. quelle cible vise-t-il. puis-je le redécomposer en fonction de mes paradigmes culturels pour en tirer le meilleur profit. li may seetaan lan la ma mën a indil. yenn saa yi nga gis ñoom dañuy toog ci ab film boo xam ne dañuy làkk duñ xam ci film bi dara. loolu c'est très dangereux. am nañ tey jii des modèles yoo xam ne mën nañ ko génne jeux yi ñuy wax nañ ko bàyyi xale yi jeux yi baax na trop parce que àddina day màgg mais nañ jël contenu yi nga xam ne ñoo ko moom def ko ci. ay contenu jàmbur maanaam ñu tropicaliser ko suñuy mbir ñu tropicaliser suñuy jeu. l'ambassadeur du Japon. recevoir nañu benn gis boo xam ne xam nga lu mu sol. lu mu demee këram kimono. costume bi bu wàccee ci bunt bi. dañ kimono la sol parce que loolu mooy culture am. loolu dafa am solo. am na ko commencé wax benn bis nee na fête de l'indépendance bala maa kontaan ma gis ko sol grand boubou gis ko sol xaftaan gis ko sol koo xam ni tenue boo xam ni boo demee tey Casamance moom la ñuy sol nga sol tenue traditionnelle. waaye ñëpp sol costume cravate. macha allah léegi su boobaa ñëpp sol ndoy ba bëgg na laaj ñi nga xam ne ñoom la ñuy wooyee intellectuel. wax naa ko démb suñu étudiants yi. ak suñu yenn politiciens yi ak ñi nga xam ni dañuy grève souvent. Sénégal ku grève talku na. tali bi nga xam dañ ko def ci ay milliards nga talku na. pneu bi di ruyal tali bi. su nawet bi ñëwee mu taw foofa taa. nga jël yow étudiant bi joxuñu leen seen bourse d'accord war nañ leen koo jox et tout état bi war na def li mu war a def. est-ce que war na tax ngeen jël bus taal ko. yooyu tamit ci ñi nga xam ne ñooñu noonu ñoom la Sénégalais yi wax nga ni ñoom lañu yaakaar ëllëg. ci ñoom lañu yaakaar ñu nekk président ci ñoom lañu yaakaar ministre ci ñoom lañu yaakaar ñu yor seen yenn sociétés yi. ñoom ñooy avenir réew mi ñoom ñooy taal bis yi. léegi nag loolu lu ciy pexe. ndax fii daal ma tooñ ko moo fi booy moo maase ak ñoom génération. te moom wanuñu fànn boobu beneen bu ñu neex la. vraiment alors il a qu'à répondre à la question. Je me considère toujours comme étudiant. Très bien. Je me considère toujours comme un étudiant donc je vais parler au nom des étudiants. parce qu'on ne finit jamais d'apprendre. C'est ça effectivement c'est tout au long de la vie. lu may wax ci loolu rek c'est parce que en fait responsabilité première bi c'est l'État. xam nga état bu defoon li ko war. waaw étudiants yi duñu génn ci mbedd yi di taal pneu. je ne cautionne pas en fait le fait que étudiants yi dañu war a taal pneu dañu war a taal ay bus. c'est pas normal mais la responsabilité première. incombe à l'état. bu ñu jógee ci loolu. ñu ñëw ci étudiants yi. ak lu mu métti métti. ak lu situation bi critique je pense que war nañoo jomm taal ay bus parce que bus boobu ñuy taal. amaana maanaam ci demain moom la ñu war a jël pour mu yóbbu ñu université. bu ñu ko taalee dinañ am wala suñu parents yi moom la ñu war a jël pour liggéey. bu ñu ko taalee non seulement on détruit un bien public qui appartient à toute la société mais ñu ngi yàqal suñu bopp ñu ngi yàqal peut-être ñoo xam ne jege nañu. donc allo oui. très bien allo. waaw salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah. maa ngi doon Gabon dama bëgg a joxe sama xalaat tuuti rek ci émission bi. yow rek la noo déglu macha allah. Sénégal bu mu toll nii wax dëgg fa yàlla dañoo toll foo xamante ne dañoo war a teg benn yat boo xamante ne ku def rek ñu def la foo fay toll fu mu toll nii. ku def ñu def la. ku def rek ñu def la parce que nit ñi lu ci ëpp lu ñuy def daa taw yu fenn lu yarati ko. maanaam da ngay wax da nga bëgg ñu indi sanction ci mbir yi nga xam ne mooy am. très bien am na nag kuy loué ak saluer seen ay kaddu. Louis Ba ma nga France nee na seen pertinence neex na ko clairvoyance d'esprit bi neex na ko et qu'il est très ravi. tey kii li mu kontaan na kii ñu ngi koy gërëm dafa dagg mais Ousseynou. moom itam li mu wax ni lu jar a xalaat la. xam nga Ndoye Bane. est-ce que xam nga ne tubaab yi gënuñu noo yoru. danoo xam li leen ciy fekk. am na faute yoo xam ne bu ñu ko defee li leen ciy fekk xam nañ ko. waaw. dafa am benn année ma nekk cours Sainte-Marie de Anne di fa jàngale professeur. waaw benn inspecteur des stupéfiants Foul Gamar boobu moo nekk Ndakaaru mu defal ñu benn exposé sur des stupéfiants li ko gën a naqari neen boo ñu jàppee nit sanction bi duñ ko def parce que duñ egg jusqu'à la fin. parce que quelqu'un là buñ ko jàppee il connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un jusqu'au marabout wala buñ ko jàppee il connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un jusqu'à la hiérarchie nit. sanction dafa bokk ci mbir mi bu la leeral ni yow boo ko defee dara du la ci fekk mais da koy continuer mais tubaab yi xam nañ ni am na loo xam ne bu ñu ko defee la leen cee fekk xam nañ ko boo ko defee sa société dinañ ko tëj. boo ko defee yow dinañu la tëj boo ko defee am na ci exactement donc bokkul. la sanction le gars qui appelle du Gabon là il a parfaitement raison. très bien soo defee ñu def la. Ousseynou lu ci sa xalaat.
bon li mu wax am na solo. mais comme ni ko professeur waxee il faut quand même ñu xaw ko encadrer tuuti. parce que boo defee rek ñu def. je pense que c'est pas la solution. loi du talion. la loi du talion je pense que ça ne règle rien du tout. d'accord donc ni ko professeur waxee il faut ñu xamal nit ñi li ñu war a def ak lu ñu warul def. nee na léegi maanaam tubaab yi boo gisee ñu yaru. boo gisee ñu tegu ci yoon bi c'est parce que xam nañ ne bu ñu defee dara loo xam ne ça enfreint la loi. xam nañ leen ciy fekk. malheureusement nag Sénégalais yi ñu ci bëri xamuñu. wala bu ñu xamee dañ jàpp ne bon comme que fii moom affaire de bras long la su ma defee loo xam ne du yoon sax. dara du ma ci fekk. c'est que dafa am benn étudiant bu ma doon waxal. man de li leen fii wax ci nit yëpp ak la ñuy wax yëpp daal. jàpp leen ne Eva Tra mënul sax wax lépp. c'est ça dafa am benn booy étudiant bu ma doon waxal. ñu fi affaire grève yi ak yenn saccage yi bus yeeg yooyu. man ko yow soo leen grévé joxuñu leen seen bourse et tout dañ leen ko war a jox. état bi dafa war a fay bourse étudiants yi. warul tardé parce que étudiant dundam dafa metti mais su fekkee def ko ba ñu grève ngeen jël bis yow étudiant bi yow monsieur Ousseynou nga dem bokk ci ñiy taal bis bi nga taal bis bi après ci ngoon gi ñu fay leen année boobu nga génn jàng ba am say kii nga génn nekk ci kay affaire bés ñëw yow mi doon taal bis bi ñu ñoomee la directeur Dakar Dem Dikk est-ce que di nga ko jël grande question. yow miy taal bis bi est-ce que xam nga ni war ba si ngi ñëw yow si bopp ñu nommé la nga nekk directeur Dakar Dem Dikk wala ñu ministre bi yor yàlla dem bee dikk bi est-ce que su boobaa di nga ko jël soo dee gor doo ko jël ndax da ngaa taalkatu bis nga donc nit ñi xale yi jeunes yi suñu lu ñuy def rek nañ ci xalaat encore dañ leen di am na ñoo xam ni dañ leen di manipuler ak manipulation bi fu mu mënti jóge su fekkee ay politique lañ mu jóge ci nguur gi ak mu jóge ci opposition bi ak mu jóge ci religion bu ñu nangu jeunes yi ñu leen di manipuler man li may wax souvent mooy nit ku nekk na jéem a xool nu mu jëmee kanam ak nu mu jëmale ab dëkkam kanam ak nu mu maanaam nu mu émerger mais bul xool topp koo xam ni de mun Soya Diagne wax na ko bul topp koo xam ne boppam la lay wan souvent jeunes yi bari nit ñi dañ leen di woo di leen wan seen bopp maanaam ma woo la di la wan sama bopp li ko ma wan la réew mi wala noo yow noo ubbeekoo ci maanaam ma fan sama bopp ba sama waxi bopp rek laa lay wax loolu utiliser Mamadou am na loo xam ne dañ leen di nax loo xam ne aussi ci côté boobu il faut mu tàmbalee à la base maanaam dafa war a tàmbalee ci biir kër yi est-ce que xale étudiant boobu ci biir kër la jógee am na ndey am na baay am na nijaay ñu tàmbalee yar boobu ci kër gi mu génn ci ëtt bi génn ci pénc mi ba yegg ci université bi waaye su fekkee ne dem na ba nga xam ni am na fu mu yegg ak modèle de comportement boo xam ne dara baaxu ci su boobaat noonu dong lay mën a su tëyee waatu seen waa kër je crois que nag lii xew tey mooy la crise de la famille loolu aussi beneen affaire la boo xam ne bokk na ci li indi tey problème patriotisme ak citoyenneté crise de la famille yar boobu est-ce que ñii yar am nañ temps yar est-ce que bool bi nga xam ne buñ ko masaan a wër kenn ku nekk ñuy wax di la yar di wax est-ce que amati na comme Camara Laye c'est extrêmement important l'enfant noir bool boobu kenn ku nekk teg sa loxo kenn ku nekk lekk partage boobu échange boobu c'est très important wéet gi ñu daan wéet di wax wéet gore wéet lu ko gore am na proverbe yoo xam ne ci lañ daan jàngale xale ci lañ lay jàngale lu bëree bëri ci lañ lay jàngale modèle de comportement boo xam ne boo génnee ni ko professeur Cheikh Anta Diop di waxee ñu l'éducation c'est un ensemble de principes qu'on inculque à l'enfant pour qu'il soit maître de son destin demain am na loo xam ne doo ko def mukk ci àddina jamais de la vie mais parents yi nga xam ne dañuy xam ne seen doom ji dafa safaano xam nañ ko ñoom te nga sa baay te sa yaay te seen waa kër seen parents yi xam nañ gis nañ ni seen doom bii du bon citoyen auto police fu mu gaaree ci koñ bi seen doom ji la gendarme su ñëwee seen doom ji la wax ju bon foo ko gisee ci internet bi la seen doom ji la ñu koy seetaan mais heure boo xam ne yoon teg na loxo doom jooju day am ay supporters famille ba jóg dem ci rajo yi dem ci télé yi yenn journalistes yi di leen ci jàppale am ñeneen ñu nekk ci ginnaaw di jàppale bu xale boobu nga xam ne dafa def lu bon loo xam ne kenn bëggu koo jur am na ay xale yoo xam ne ñi ngi def yoo xam ne kenn bëggu leen a jur te suñu defee njombe dafa am ñeneen ñu nekk seen ginnaaw di ko ci jàppale mais loolu nag dëkk bi du jeunes yi affaire bi du neex a faj de ay juste pour daaneel ci question bi nga posé woon ci étudiants yi dama bëggoon wax ne université c'est la société sénégalaise en miniature maanaam façon nit bu nekk nga fa
te am na si ñoo xam ne du ñu ay étudiants ñu ngi ci université. waaw front yi ngay gis ak yàq bi seeg yooyu ñu ci bëri am na ñoo xam ne c'est pas des Ekendo bon c'est les étudiants. association la boo xam ne ça regroupe des étudiants en fait qui viennent de Ziguinchor. ñoom ñoo créé association boobu quoi. bokkul boobu. même bu dee ñu ci bëri dañ jàpp ne en fait que ils utilisent la force pour réclamer le droit en tant que tel mais c'est une association d'étudiants. mais li ma bëgg wax c'est que université. maanaam le problème est profond ñi fa nekk te war ñu fa nekk c'est ça en fait c'est cette question là qu'il faut se poser est-ce que ñiy taal bus yi est-ce que réellement ay étudiants lañ est-ce que ñi fay nekk di créer en fait ay problèmes et tout ça est-ce que réellement c'est des étudiants parce que y a plusieurs partis là-bas wax nga ko sànq te parti bu ci nekk tey da ngay bëgg wane sa bopp par exemple si tu es dans l'opposition nga xam ne université kat tey jii nii bu fa problème amee rek réew mi yëpp dañ ko yëg donc boo amee ay partisans yoo xam ne ñu ngi sa parti tu vas tout faire pour que au moins université bañ a en fait nekk ci jàmm. waaw booy xool le fait que ñu politiser cette université muy indi problème yooyu yëpp. man par exemple def naa université 7 ans mais li ma fay nekk yëpp musuma jël xeer sànni ko policier bien vrai que dama naan toog des fois am problème ticket en année boo xam ne si couloir yi laa doon fanaan. samay parents sax xamuñu ko. boo demee feneen moom ngay def bu dee sa biir kër. da ngay saaga sa papa. bu dee sa biir kër sa yaay bu waxee doo ko dégg. waaw mais boo demee université même comportement bi rek ngay adopté. mais Ndoye peinture sa bopp ba mu xonq yow ñeme woo ko. xalaatu bënn sa nopp bi def ci jaaro est-ce que ñeme nga ko. am na comportement yoo xam ne yow ñeme woo ko. man ñemewu ma ko keneen ñemewu ko. bu ko nit ñemee ba di ko def ci biir kër gi mais bu génnee def leneen. la nature a horreur du vide. bu fekkee ni crise bi ci éducation bi ci kër gi am na crise. moom lay génne ci biti. mais dama jaaxle Eva réew mi dañoo doon foo xam ne li ñu neex naka lañ koy waxee naqari na nu ndax waxtu bee ngi waaj a jot mais dañuy ñëwaat incha allah c'est que problème bi mooy réew moo xam ne tey jii maanaam soo defee lu baax sax nit ñi dañ koy nëbb soo defee lu baax nga xam ne nit ñi dañ ko war a wane pour ki nga xam ne du def lu baax mën cee jàng pour mën a def lu baax Ndoye Bane mi nga xam ne du def lu baax par exemple bëgg na gis kuy def lu baax ba ma toppandoo. est-ce que xam nga lu baax li ëpp lu bon li waaw mais soo dee def lu baax dañ koy nëbbu dañ koy nëbbu nee na lu baax li ëpp lu bon fuuf internet bi par exemple da ngay gis Facebook bi lu bon rek la ñuy wane par exemple ci Sénégal par exemple lu bon rek la ñuy wane ci nit mais dañuy fekk am na nit ku def ay nit yuy def lu baax ci réew mi mais lu baax boobu tey ji suñ ko publier ci internet bi ay 10 fukki nit a koy vu yu du bari titre ba suñu ko liiree xam ne lu baax la kenn du ko seetaan intéressé wu leen mais su fekkee publier na nit ki lu xaw a safaamu mais affaire boobu lien boobu day def buzz maanaam day def ba da ngay gis ay 4000 vues mais loolu nag mooy feebar bi nga doon wax voilà man nag loolu nag professeur loolu jaaxal na nag buzz mooy lan Ndoye Bane buzz ci lu baax waaw mais soo defee buzz ci lu baax affaire bi du def buzz de duñ la faale daal kenn du ko xool maanaam soo dee def lu baax nit ñi duñ ko yëg maanaam ña kaw ñu yëg maanaam yenn xaw ma ay journaliste lañ xaw ma duñ ko yéegal fa mu war a yegg mais leen moo tax dinaa le trait qui arrive à l'heure Mamadou lu baax waaw bu ko 2 millions doon bañ du tax mu ko mu bon waaye lu bon bu 50 milliards taxawoon di jàpp lien bi di ko aimé du tax mu ko mu baax kon lu bon daa jël ascenseur bi lu baax jël escalier exactement waaye du tee yow li nga war a def nga def ko rek dëgg la parce que mujj mooy doon dëgg la waaw loolu moom àla kulli àll mooy am waaw kontaan nañu lool Mia ñun ñu ngi doon déglu avec beaucoup d'intérêt te bari nañ ci morom macha allah waa Italie jot nañu seen message waa Genève jot nañu seen message France itam dafa mel ni tey nag ñoom ñoo gagné mbir mi sax ne message yi ma jot yëpp daal France la jógee macha allah Ousseynou yaa ngi am itam félicitations sa ay morom noonu laa ko mën a waxee professeur ñu ngi kontaan nee nañu c'est toujours un plaisir de te voir devant le petit écran ñu ngi ñaan yàlla mu sax seen dernier mot pour tey ndax dem ak dikk dong lay doon insha allahu taala aywa Mbaye oui man de li ma yaakaar ci gëm ko waaw mooy Sénégal dëkk la boo xam ni dëgg la boo ko comparé ak pays africains yu bari yoo xam ni ñi ngi fi rëyul parce que population bi rëyul aussi waaye ci wàllu taarix ak jëf def nañ loo xam ni yaakaar naa ne fu ñu ko nettalee du ñu sëgg mukk ci àddina kon nag pousse boobu waruñu ko mujjee mu réer am nañu ay modèle am nañu ay référence am nañu ay comportement ca tey
ku wax ni crise de modèle crise d'identité crise de référence kon li ñu ñaan rek mooy nu defaraat jikko yi defaraat toogaay yi ba nga xam ni génération bii fi nekk yàlla dina leen mën a dimbali ba nga xam ni bu ëllëgee lu ñu mën a jànkontool dinañ ko mën a def li koy def nag mooy tàmbali à la base tey rek y a un travail à la base travail de sensibilisation travail d'information travail de transformation boo xam ne tey ci xale yi lay tàmbali mu jóg ndax gis nañ loo xam ne day bu ñu ko artuwul fa ñu mujj du baax mu ko ca jërëjëf kontaan nañu ci professeur di leen wax ne incha allah waxuma suba ne suba actualité oblige Massalikul Jinaan la ñu fas yéene ñun ñëpp dem ca ndax inauguration bi waaye lundi altine bu neexee sunu borom dinañu recevoir doyen Abdoulaye Makhtar Diop ma wax loolu ak kontaante bu mag macha allah alors Mbaye Ousseynou waaw fi may terminer rek mooy que émission bi am na solo lool. jërëjëf j'ai beaucoup appris en écoutant le professeur. donc lii dafa nekk loo xam ne dañ ko war a vulgariser. ba ñëpp jot ci. donc li kontaan bu baax ci waxtaan bi et comme vous l'avez dit lépp mënuñu ko wax ci benn waxtu daal. dëgg la waaw je pense que ñi ñuy déglu également am na lu ñu ci jëlee. et incha allah ak émission yi di ñëw dañ gën a xóotal. incha allah waaw parce que vraiment dafa nekk loo xam ne dafa war a xamal ku nekk. bu nit ku nekk jàppee ne développement Sénégal. repose sur ses épaules. je pense que dina permettre réew mi mën a avancer. c'est l'histoire du colibri après dinaa ci ñëw ci yeneen émission yi quoi. incha allah moo tax Ndoye Bane bëri xel na ne na jox na la rendez-vous mardi. xoolal sa programme ak sa yëpp. bu ko defee bu nu noppee xool nu ñuy def ak professeur Lamane Mbaye ak doomu ndeyam ne xam naa ne ñoom ñaar benn lañu muy Massamba Gueye macha allah jërëjëf bu baax Ousseynou Mbaye. Ndoye Bane yow itam. merci beaucoup Eva waaw ñi koy ma leen di féliciter bu baax a baax professeur moom ci kër gi la bëgg. la bokk ci moom dëgg la ci kër gi la bokk. xam naa loolu moom moo gën a xam bureau yi ci kër gi. ñi koy sant di ko gërëm bu baax a baax. di santaat ki nga xam ne moom moo di. Ousseynou wax dëgg yàlla yaay ju la seetaat bëgg na laa jur. nit ku la xool bëgg naa bokk ak yow parce que ñu mel ni yow la nit ñi bëgg c'est que nit xam nga dañuy il faut ñuy wane nee nañ la xaleel bu loxoom setee c'est ça man yii laa bëgg dafa ay xale yu set yu yaru yu correct nit ñi mën na di roy ci ñoom loolu mooy tax dëkk bi jëm kanam ñu bàyyee taxaw ci bopp ko ñi nanguwuñu jàngi nanguwuñu liggéeyi dugal seen loxo seen biir ñaari poche mais ni ñu gedd wàccee tubéy ba pare naan kontaan nañu ci réew mi ñoom mënuñu doxal réew mi nit da ngay amal njariñ sa kër amal njariñ sa koñ amal njariñ sa dëkk amal njariñ sam réew très bien ci jamono jooju leen toll jamono yi def lu baax xale yi nañ leen xirtal ci def lu baax bëgg seen réew surtout waaye mënoo bëggoo sa yaay bëggoo sa baay respecté woo sa papa respecté woo sa yaay respecté woo sa jabar soo nee bëgg nga réew mi dama naan la du dëgg la maa ngi leen di tàggu ba suba ak jàmm incha allah jërëjëf du suba bàyyi na may naa la ba altine incha allah la ñuy dikkaat fi kon feet gi neex na waaw kañ dafa tàmbali macha allah xaar ma ñëw dem Pire waaw déedéet mënoo dem yow kay après Masalik ni ñëpp ndakaaru la noo des après actualité oblige wax naa ko sànq macha allah yàlla jàmm yàgg sànq bi professeur Lamane di jeexal rek wax na ba dugg ci ñu moytu li nga xam ne mooy discrimination culturelle nañ ci bàyyi xel u coowu tarixa yi nañ ci bàyyi xel ñun ñëpp benn lan mënuñu fexe ba duñu doon benn Sénégal gi yàlla loolu la fi def te insha allahu taala mooy continuer ci barke mag ñu baax ñi bu ñu doon liim duñu noppi waaye loolu la yàlla dogal ci ñun ngal la nañ ko nangul maa ngi remercier ak ki félicité benn jigéen boo xam ne ma nga nekk ca RDC Congo teg nag félicitation yooyu ci loxo ki nga xam ne mooy colonel Tabara Sylla Diallo kan laay bëgg a wax kooku mooy soxna Seynabou Diouf ñu naan ko madame Mbacke bu la neexoon nga toog rek Ndakaaru fii toog ca Touba ñu lay benneel waaye defuloo ko ne dëkk boobu nga dem ca RDC Congo mu mel ni moom la ñu tabb femme de l'année ndax moom itam mi ngi liggéey bi nag lëkkalikoo ak waa Nations Unies moom nag mu nekk fële ca Sénégalese House noonu laa koy waxee peacekeeper moom lañ ko jox muy femme de l'année te li ko jox rek mooy ci mbirum maintien de la paix loolu dafa am solo lool dafay baax Sénégal
sénégalaise yëpp yëg ko ne ñi fi baax ci réew mi buñ leen dee liim duñu jeex gannaaw ci jamonoy def lu baax la ñu nekk ak di ko wax ak di woo borom xam-xam yu sell yi rafet yi bu ñu waxee Sénégal defaru ñun duñ ci tay bu soobee yàlla. Mia Ndour ñu ngi lay gërëm bu baax di la sant yow ak sa équipe yëpp feggoog ñoom Maas ak ñoom Am ak ñoom Babacar yàlla na ànd yàgg teranga dolleeku incha allah may remercier bu baax itam Eva Tra gannaaw moom nu mu mënti yeewoo bëgg naa sol mbub mu rafet ne loolu yëpp sagi àdduna la maa ngi remercier bu baax a baax ki nga xam ne mooy Penda elle est joignable au 70 781 35 08 70 781 35 08 di leen souhaiter bon appétit jox leen rendez-vous altine ne suba wax dëgg yàlla xam naa ni télé bi dañ ko fas yéene bàyyi au rythme de Masalikul Jinaan ñun ñëpp yàlla yóbbu ñu ci yoonu aljana dafay am solo yal na yàlla may ñu dégg ak topp wasalaam nu ngi leen di balu ak jox leen rendez-vous altine